jërë ngeen jëf amis fidèles internautes de la SSP TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di kontaan ci ànd bi ak la SSP TV tey nag mu di édition bu spéciale bu am solo ñu nar a waxtaanee aussi lu nga xam ne nii lu am solo la di ab association bu nga xamante ne nii ma nga nekk fee ca Morolan waaye nag mu am ay ressortissants yoo xamante ne nii ñu ngi un peu partout à Dakar. donc ñu am initiative boo xamante ne nii lu ñu war a mën a rafetlu la muy ni ñoom dañu jógee foofu ca Morolan ñëw ñenn ñi nekk à Dakar ñeneen ñi nekk quelque part ci biir dëkk bi waaye ñu am taxawaay bu am solo ci fi nga xamante ne nii moom moo di seen fief ñu am taxawaay bu am solo ci fi nga xamante ne nii moom moo di seen dëkkuwaay ba tax ñu créé benn association bu am solo daal di koy dippee MGTT meilleure génération de tous les temps. ci loolu dinañu seq ak ñoom tey waxtaan bu am solo daal di waxtaan ak ñoom ci projet yi nga xamante ne nii moom la ñu am ci foofu nga xam ne moom moo di seen dëkkuwaay moom moo di seen fief donc tey ma am ay gan yu am solo dama koy tàmbalee rek ak ki nga xamante ne nii moom moo di Mamadou Samb maa ngi lay nuyu grand. maa ngi lay ziar bu baax ça va di lay nuyu di delloo nuyu bu baax di nuyu fidèles auditeurs yi. waa di kontaan si invitation bi. merci beaucoup alors am nañ fi aussi ki nga xamante ne nii moom moo di Assane Faye moom it bokk ci association bi Assane ñu ngi lay nuyu. alors à ma gauche nous avons Ibrahima Diouf maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay ziar bu baax. di la fay Momo. waaw di nuyu téléspectateurs yëpp. di leen ñaanal jàmm. waaw di nuyu bépp abonné bu nekk ci site bi ñoom ñu war a ziar ñëpp di ñëpp di am mbégte bu baax communication. alors nous allons terminer ak ki nga xamante ne nii moom moo di Pape Ngagne Samb grand ñu ngi lay ziar bu baax. moom moo lay ziar bu baax. ñu delloo nuyoo bi. di nuyu ñi ci fekkee. di rafetlu invitation bu baax a baax. di wax ni kontaan nañu bu baax a baax parce que boobu ba léegi ñu ngi koy wut. yàlla teel la ko dogal quoi. amuñu sa fay. franchement kontaan nañu bu baax a baax. d'accord. alors merci beaucoup mi ngi noonu tey sunu gan yooyu lañu nar a bokkal li nga xamante ne nii moom moo di plateau bi dañu daal di rek tàmbale waxtaan bi waaye tey il faut que ñu jéem a découvrir un peu lan mooy motivation wu ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo di association meilleure génération de tous les temps donc ci yow laa jóge léegi Pape Ngagne donc lan mooy motivation bi lan moo waral aujourd'hui ngeen dem ba xalaat ni que war ngeen mën a dellu foofu ca Morolan pour ñoŋal li nga xamante ne nii moom moo di sport bi ci foofu lan moo leen motiver ba ngeen créé loolu. non li ñu motivé neex naa wax parce que si dëkk bi dëkk. xam dëkk bi comprendre dëkk bi. nekk Dakar. nekk ak suñu mbokk di gis ni nit ñi ku nekk fi nga dëkk. yaa ngi koy jéem a defar pour lu gën. loolu bokk na tamit lu ñu inspiré. mais yàlla fekk ñun dañu mus a am xalaat boobu. parce que dañu ne waruñu des ginnaaw. parce que tey lu ñu xam ak lu ñu am ak lu ñu mën. ay nit a nekkoon suñu ginnaaw ñu teg franchement léegi jamono dox ba am na lu ñu mën. par rapport ak ci suñuy jabar ci suñuy doom. ci suñuy rak ñun ñu woote waxtaan. li ñu waxtaanee xalaat yëpp nekk benn. mooy pourquoi pas suñu fubalu dëkk. duñ ci taxaw ni ñu ci war a taxaw. parce que bu ñu seetloo dafa bëri jàppal bàyyi. par rapport ak jeunes yi nga xam ni. seen formation dina loolu. li ñu xam ci football bëriwul te bëgg nañ ko. dëgg la nit nag bu bëggee benn affaire. pour mu yokk ci moom pour mu mën ko. daf ko war a xam. loolu bokk na si li tax ñun ñu gën a jóg. nañu dem xamale boo yi nga xam ne ñoo bëgg a sport nekk si dëkk bi. ñu xamale lan mooy sport daal. loolu bokk na si ñu gën a motivé parce que li nga xamee rek. képp kuy yëngatu ci football bi foofu. sa liggéey dina yomb. parce que li gën a métti sax mooy ngay nekk ñoo xam ne bëgg nañu ñenn ñi comprendre ñu ko. ma am lu ma fàtte sànq rek ma cabaxaale ko. mooy ñu ngi nuyu suñu grand suñu papa suñu yaakaar. muy Victor Ciss. ñi nga xam ne muy fédération. def li ñu ci ay moom lañ waroon njëkk a nuyu sax. xel day fa. voilà. ñu ngi koy ziar bu baax di wax ni lii daal mooy li ñu motivé ñu jàppale ñi nga xam ne mooy yëngu ci sport bi ci côté Ndiaye Bopp. pour liggéey bi bañ a gën a yomb si ñoom. parce que il est temps ñu jàppale xale yi pousser leen gunge leen. pour sport bi defar ñëpp. parce que ku nekk xam na ne sport day defar doomu aadama. loolu daal moo ñu motivé. d'accord moo tax ñu siy xar suñu tànk bi
voilà kon je rappelle ñoom yéen ñi nga xamante ne aussi yéen a composé association bi yëpp yéen ñi si bëri ay joueurs ngeen woon wala participer ngeen ci wàllu sport. ñu si bëri ay joueurs lañu fi mën a ñëw. ñu si bëri am na ñoo xam ne ba fi may waxee ne. ay coach lañu. am ñoo xam ne ñu ngi si école yi ay prof éducation physique lañu. ñëpp yàlla daf leen dàq ci sport. mais xam nga des fois jamono day xaw a tëri. waaw donc doo am motivation boo xam ne bu ñu lay jàppale rek. da ngay bàyyi booy passé à côté. voilà ci loolu la ñu woote. pour ñu bañ a passé à côté il faut ñu taxaw booy. alors Ibrahima Ibou Diouf ngeen am idée bi waaye benn village ci village yi nekk foofu ca Morolan ngeen bokk lan moo waral aussi ngeen génn jéem a viser un peu plus loin bëgg a dajale lu mat ci 18 ci ay villages yu nga xamante ne nii ñoom ñoo nekk foofu ca Morolan yaatal boobu noonu lan nga ñu ci mën a wax. voilà yaatal boobu li ma ci mën a wax. bëri na lool. ndax bu ma ko dee xayma. yaakaar naa ni duñ fi mën a jóge tey. waaw ndaxte vraiment initiative bi. base bi njaay bopp la commencé quoi mooy jàpp. voilà léegi nag pour ñu yaatal ko ñoom. loolu moo waral ñu copte ñu ñun ñii ñëpp. xam nga ba daj 18 villages yi nekk Morolan yëpp. laal nañ ba laal commune bu bokkul ci Morolan sax mooy que ni lutt la ñu wax séeréer quoi. voilà léegi daal loolu la quoi te vraiment mu nekk initiative bu rafet. boo xamante ni rafetaay bi foo ko natt ci sama gis-gis man weesu na ko quoi. voilà may lancé waale benn message tamit bépp jeune u séeréer. dëkk ndut mooy Morolan. waaw lii ñun ñu ngi la ciy woo quoi. ñu ngi la ciy woo xam nga di leen wax ni aussi tamit képp koo xamante ni sportif la. lii dañ la cee soxla quoi. sa xalaat. et tout quoi. voilà ñuy nuyuwaale président zone Morolan bi. en passage ñu koy encouragé bu baax ci liggéey bi muy def quoi. alors Assane grand Assane ñu ngi lay ziaraat bu baax a baax donc ngeen créé association bi tuddee ko meilleure génération de tous les temps lan mooy mbëbët bi nga xamante ne ni tey am ngeen ko ci dans le long terme ak dans le court terme lan mooy seen lu nga xam ne moom ngeen bëgg a def foofu noonu ca sport Morolan. waaw mais war na muy jàppale wala muy Morolan yëpp. mën a war ni ba ñu yëngee ba ci Morolan. xam nga zone yi Morolan. mooy ñu présenté wu benn yii waaye pare ci après de school wàllu pôle yi. loolu bëggoon nañu ko di génne sabboor ak génne bee yoo xam ne Morolan génne pôle yoo xam ne Morolan boo jokkoo jàppee baxa ak ku koy pour waddee min ak yabo yibanani yo habrandana tax ye xam mibeti ɗum woni ɗo daabiti ye joto mo bangude dilforo ni ko ɗum haɓode kadi min ɗin dilfo manam ñakk yogos da tax manam took yogos da tax iñe xof yim caak xawde échec kon bo jënani tini yubiti ɗi bo jëneni min yogos ɓoyo fo feeya waɗɗe min constat yogos ƴeefe par ce que ɓo tu mini ñagiɗɗa tu di ɓo lawta halat kon ko ɓo lawta halat inno ɓo sefo ɓo lawta ɓo yegiɓiɗi e football la actif ena kon ɓo wakke min can dokkuwogel so nekk habranda herɗino ɓo tu koso nekk maintenant yibanami da tax ɓo policiɓe waaw antidal yi gën na mais ay continuer boo dabata soxla dana ñaan soxla dana ko ñu ngi xam ne commune yi kii yëpp xalaat yi ay nëb boo déglu boo déglu boo yore football la ah boo yee mbindu yore football la du xalaat doo indi kon ko yin lukuroo ay kenn boo soxla doo ko déglu Morolan yëpp ñu bari tax. d'accord alors grand Mamadou Samb donc ngeen jàpp li nga xamante ne nii moom moo di mën nañ ko woowee lancement jàpp ko ci 6e jour après Tabaski lan ngeen prévoir ak lan mooy déroulement wu journée boobu nga xam ne ni ci ngeen bëggoon lancer mouvement bi. voilà merci beaucoup pour exprimer tuuti en français. on va essayer de expliquer. donc waaw non mën nga expliquer. waaw après ñu dina ñëw ci parce que objectif bi mooy
ñun ñëpp daf si amoon si ñoo xam ne ñu ngi leen football ba première division. man par exemple joué naa première division ak ñeneen ñeneen biir ñun en général. pas sax suñu dëkk kese mais biir Morona en général. amoon na si ay talent yu bari mais peut-être jàppale bii ñun ñu taxaw pour jàppale suñu xale yi. ñun loolu la ñu am woon. moo tax bëgguñu perte par exemple talent yi nekk si dëkk ba. am na ay boo yoo xam ne dëgg yàlla bu ñu leen poussé tuuti rek. yàlla mën na def jàmm. parce que am na ay localités yu nekk si biir Sénégal en général par exemple ñun war nañu am zone bu ñuy woowee comme Sadio Mané par exemple bu mu def Bambali. ñun loolu lañ bëgg biir Morona ñu am xale bu ñuy tudd par exemple ñu ne Morona la def na lii ak lii ak lii biir dëkk te am na talent baa ngi foofu. voilà c'est pour cela ñun peut-être amuñu woon chance boobu. léegi ñun nag ñu bëgg delloo booy loolu comme ñun sax ñun dañu encadré biir Dakar ñun li ñu am foofu dañ koy indi yóbbu ko suñu dëkk. wax dëgg yàlla parce que Morona mooy village bi gën a jege Dakar. voilà société village Sénégal yëpp ñi ñoo gën a jege Dakar. parce que gars yi dañuy xëy si foofu di ñibbi si fii. waaw moo tax lu ñu am rek yóbbu ko foofu pour dimbali ñëpp. pas suñu village sax localité bi yëpp en général. suñu village yëpp sont concernés. voilà pour ñëpp def si seen loxo. loolu rek mooy suñu mbëbët wax dëgg yàlla. alors lancement bi naka lan ngeen ci prévoir ci journée bi. bon journée bi comme c'est une première fois. dañ bëgg dajale ñëpp. yàlla defee ñëpp am jot. ñëpp daje xëy na temps dina manqué ñëpp duñu mën a daje. mais bu ñu amee majorité bi ñun ñëpp ñu toog objectif bi du football mooy toog waxtaan. lancé affaire yi wax mbëbët bi maanaam. comme ni may expliqué nii fi ñu tax a jóg bu ñëpp xamee après dina tas. incha allah comme bi première fois la. gars yi ñu ngi waxtaan ci biir sax ñu ngi wax pourquoi pas set sax ñu daje benn dëkk génn Morlan dem par exemple Tuy beneen yoon ñu dem Diass. voilà mais loolu yëpp xër la comme première fois la tey bu soobee yàlla première fois bii nii. 6e jour après Tabaski. ñëpp buñ dajee. ñu waxtaan def loolu. day fekk gars yi ñëw julli si daal. day fekk dëkk bi dañuy julli si. waaw séeréer moom du julli si àll. waaw bu yàlla def jàmm rek ñëpp seen dëkk la ñuy julli jee. voilà buñ dajee foofu ñu toog waxtaan def lancement bi. ça ñëpp jàppee ko noonu quoi. alors pour rappel c'est un mouvement qui s'appelle mouvement meilleure génération de tous les temps et bien sûr on a entendu tout ce que ces gens-là ont dit et bien sûr c'est vraiment une initiative à saluer. Aujourd'hui monsieur Samb, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette association? Voilà. Ce qu'on peut dire c'est que nous ce qu'on n'avait pas auparavant, par exemple, nous on n'a pas été encadrés comme il fallait. C'est pour cela peut-être qu'on a eu des échecs dans notre carrière, parce qu'on a joué au plus haut niveau. On ne veut pas que ça se répercute sur nos enfants, nos petits frères. Nous, on veut créer la première vague pour aider les jeunes de notre localité. Pas seulement de notre village, mais de notre localité en général. Morona. Tous les 18 villages sont concernés. On veut aider tous les talents qui sont dans la localité de Morona, tous les séries. Parce qu'à Thiès, il y a des villages, il y a beaucoup de villages. Par exemple, Waldan de Thiès, c'est une équipe qui joue en 2e division cette année. C'est les séries Nord qui ont organisé cela. Nous, si on peut faire la même chose, pourquoi pas dans notre localité, créer une équipe de division régionale et aider l'équipe à monter au... Alors, un match de gala est prévu la 6e jour après la Tabaski. Qu'est-ce qui est prévu pour ce jour-là? La rencontre qui est primordiale, c'est pas le fait de jouer au football, c'est le fait de réunir tout le monde, toutes les forces vives de notre pays. Parce qu'il y a des professeurs de PS, il y a des professeurs d'université, il y a tout, il y a beaucoup de potentialités dans notre localité. Maintenant, on va regrouper tout cela pour aider les jeunes. alors mi ngi noonu defe naa ni message bi war na mën a jàll parce que vraiment mbir la boo xamante ne nii ci wàllu sport ci Sénégal defe naa ni ñi fi dajaloo fii Dakaroo diaspora bi ak ñëpp bu fekkoon ñëpp tey jii am nañu idée bi delluwaat fi nga xamante ne nii moom moo di seen ay village delluwaat fi nga xamante ne fa la ñu bokk ngir jéem a ñoŋal li nga xam ne ni moom mooy seen sport defe naa ni idée la boo xamante ne nii ba ko ñëpp defoon rek sport sur le plan national dina gën a évoluer donc ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ci li nga xamante ne nii moom moo di idée bi xanaa di leen bàyyi rek ku ci nekk daal di wax sa mot de la fin ku ci nekk ak lan nga bëggoon wax te peut-être laajuñu la ko di commencer ak sunu grand. waaw man damay dolliwaat rek comme di jégaluwaat parce que suñu monsieur le maire. moom moo xaw a tëb. moom laa war a njëkkee. évidemment siis. di ko ñaanal rek yan bi oyof ci moom. parce que ak lu mu xew rek moo fa nekk. di ñaanal kilifa yëpp yi nekk Morona yëpp. kilifa aada kilifa diine xam ñu am jàmm. li ma siy doole rek mooy du lu métti quoi. xel la ak xalaat. war ko waxtaanee war ko jëfee parce que bu
ñëpp defee nii rek. mbir yi day dootul jafe. si si si. ñëpp defee nii dootul jafe parce que man chaque fois damay xeex loolu damay ne Dakar atelier liggéeyukaay. boo wàcc da ngay yëg. te loolu laa mos a bëgg moo tax boo doon dugg ci village yi. di xool booy yi sa yaram day daw. parce que fii bu fi dem rek dañ la gunge. moo tax xalaat bi yëpp loolu. foo ñuy gunge suñu rek. foo ñuy gunge suñu doom. foo ñuy dimbale suñu jabar ak suñu sëñ. moo tax may woo gars yi ñu rey seen bopp. xam lii lu ñu war a def la. waruñu xaar kenn di ñu ko defal. ñu ñoo ko defal suñu bopp. alors merci beaucoup donc grand Ibou je rappelle que ni match bi ci diggante yéen lay doon yéen association bi ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo di waa génération gëm sa bopp laka ngay dolli ci li nga xam ne nii moom lañ fi wax. waaw mais warox mooy duddutu mina ndagit wa jàmm asos fan quoi voilà mina ndang aussi tamit koɓe ye mbeɓeto yin mbeera ye sumbu yin mbeera ndimin koɓe haɗa ina ni bu ko defee ndi lawdu tuuf niin dut kenn ku ci nekk ot na abi voilà yiba mairie ndang koɓe rek quoi voilà mais wara wala aussi tamit mooy sangat fo dëkk voilà mina wara la bu baax a baax a baax bien vrai que sax sport yi sama sambe garan somi ɓe dam naan jin quoi voilà ndax laxte grand yi nga xamante ni vraiment bugu so yeyo jangkite wala kon quoi voilà mais a waro wala wo tur nag buguy mais yo quoi voilà mais daal daa répétité yiɓe neni kenn ku ci nekk ci yéen mboy nga xamante ni fi séeréer tur yiɓe haɓeeri yi amu te bu yuɓɓide yiɓe neni ndut daa taxri kolo somi ɓe ma taxayri kolo Pape Samba taxayri kolo Assane Boy taxayri kolo yiɓe neni ndut daa taxri kolo di concerné moroga tout comme nene wonari asi fa semaine ɓe voilà yin haɓranda yiɓa ɗimin koɓe haɓra yin alors d' accord grand Ibou Ibrahima Diouf wala Assane Faye donc voilà bëri na kàddu yi nga xamante ne gars yi génne nañ ko boo amoon loo si yokk lan lay doon. waaw mi ndax yi maar bàtte ren mais wala daal góorgóorlu rek ndax iñee wax bi woon na sax i pap ay wur sang Ibrahima Diouf wonte réeré waaye kon ñàkk woon daa lax na kon il faut que ñu rek daa di volonté la ay naa laxe il faut que ñu volonté lax na il faut laxe liggéey quoi parce que xalaat yi ñu dee rek te laxay muy laxay kenn payee na kenn yug say ay xalaat niveau daal rek non lii baa indi taaj kon donc ko def leen jàmm ni o xalaat tari laxta bi ci bu ena say juɓɓe jublu soro pour bangi demin mayawan demin ko def ngeen jàmm ni bisi ba laara ko def ngeen réussir na de bisi ba bi nga xam ne ku si nekk ana wat afi di booy na di ginna xam na rek yëpp di tunkana buguru pour bu say fiir demin ko def boo baaxa demin ko def bu jàmm bu du la sosfan bin bo laara ku si nekk on na ma xalaat lay baax alors merci beaucoup grand Mamadou Samb yow aussi ñu bàyyi la rek ban message bu mën a lancer à l'endroit des habitants yi nga xam ne ñoom ñoo dëkk foofu ca Morolan ak jeunesse bi aussi jeunesse sportive bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk foofu lan nga leen ban message nga leen bëggoon lancer tey pour terminer. Bon, pour terminer, lancer un message à toutes les autorités de notre localité Morolan parce que il doit se sentir concerné aussi. Voilà, il doit se sentir concerné parce que ce qu'on fait là, c'est pas pour nous, mais c'est pour leur localité, parce qu'ils sont autorités. Voilà, on les a élis pour cela. Ils doivent aider les gens qui essayent de poser quelque chose. Voilà, eux, ils doivent mettre leur compte là. Voilà, c'est tout ce que je vous ai à dire. Voilà. Solliciter l'aide de tout le monde et que Dieu nous protège. alors mbokk yi comme ni ñu leen ko waxee defe naa ni message bi jàll na donc c'est une association bu nga xamante ne nii ñu ngi wuyoo ci turu meilleure génération de tous les temps nekk foofu ca Morolan donc am initiative bu am solo muy suqali lépp lu nga xamante ne nii sport la foofu nga xamante ne nii moom moo di ci Morolan donc loolu ñu ngi lancer un appel en tout cas à tous les ressortissants yi nga xamante ne ñoo dëkk foofu ca Morolan ngir ñu ñëw jàpp ci initiative bi nga xam ne vraiment lu rafet la pour rappel dañoo prévoir lu nga xamante ne ni benn match de gala la ñu war ko amal 6e jour après Tabaski dina nekk ci diggante ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa MGTT di mouvement bi ak ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo
di waa génération gëm sa bopp alors mu nekk aussi lu nga xamante ne nii dafa dajal ay village yu bari yu nga xamante ne nii ñoo nekk foofu ca Morolan mën nañ ci lim lu mel ni Fulun Daaru Alpha Kassa Tëggal Ñiic Diassa Tine Eska Palu Kolobaan Kër Lak Diop fi nga xam ne moom mooy Xay Jaxal waa Luxus Njaay Bopp waa Fulum waa Kemaay waa Caay waa Gijoor donc mu nekk ay village yu bëri yu nga xamante ne nii tey jii nii dañoo yaatal bu ko boole ñoom ñëpp ci lu nga xamante ne nii programme sportif la bu nga xamante ne ay ressortissants yu jóge foofu ca Morolan ñoom ñoo koy amal donc di leen jox rendez-vous rek xam naa ne fii ak après tabaski ci lancement bi donc ki nga xamante ne nii moom la ñu marraine bés bi mi ngi wuyu ci turu Maam Samba donc Maam Samba moom mooy marraine bu bis bi ki nga xamante ne aussi moom la ñu ko parrainé di Babacar Diop ñu gën ko xam ci Mbaye Tyson donc di jox ñëpp rek rendez-vous après tabaski 6e jour après tabaski ci événement bu am solo boobu nga xamante ne nii moom mooy lancé mouvement bu am solo bi di leen jox rendez-vous très prochainement merci beaucoup.